maintenant ñu ñëw sur la deuxième partie nag muy la nga xam ne tey moo nekk ci biir te indi coow lépp indi ko muy sàkku bi nga xam ne ni tey maanaam sàkku nit te neexu ko lu ko neexul moom la tubaab di wax viol nga xam ne dafa dem nekk un phénomène de société ñu di ko gis fu nekk mu am ci biir kër yi am ci auberge yi am fu ne te ñaare dañuy bàyyi ba loolu am après ñu ne ci la jëlee ëmb bi wala nangam ak nangam dugg na fi génn fii tey heureusement que nous avons sur le plateau Moustapha Fall qui s'est investi pendant très longtemps sur le combat bi ñuy mener pour éradiquer en tout cas ce fléau, ce phénomène qui est en train de gangréner notre société muy le viol. D'abord ma commencé ci Anta léegi maintenant ñu ñëw nag ci affaire loolu nga xam tey dañ koy wax tey maanaam muy viol yéen en tant que jeune fille tey mu nekk un phénomène récurrent xale yi lu tax ñaare buñ leen violé duñ ko wax waaye dañuy bàyyi ba jëlee ci ëmb nag doo ko yuuxu wuub sàcc yooyu maanaam sàcc bi sàcc la doo yuuxu waaye ba sàcc bi demee ba àgg croisement jëm jaay nga doog la wuub sàcc yi doo ko wax kan say parents wala ñen nga ko dul wax nga bëgg. du siiw boog du siiw am na. du siiw waaw mais xam nga société Sénégal bi xam nga lu fi am. société bi mooy kersa ak nëbbatu. bu ñu ko bañ des fois dara dalay am ñu ne waa lii waxtaanu biir néeg la nañ ko nëppal de ce fait doo bëgg su siiwee sax xam nga Sénégal dañoo am benn habitude jigéen bu ñu xasee ba xam ne kii sàkku nañ ko ñëpp xam nañ ko ñëpp dañ naan kon kee du jànk yow yaa ngay xalaat comme que kii du jànk léegi yow bu ko defee xale yu góor yëpp ak ñeneen ñi porte lay doon quoi ñu ne kii garaawul comme kii xam na garaawul mooy lan comme genre am na xale yoo xamante ne ni bu ñu xamee ne kii comme exemple jeeg bi ki nga xam amoon na jëkkër wa kii léegi dañuy ñëw passe partout lañ ko bëgg a def léegi nag problème yooyu non loolu dafa am ça existe mu ngi ci société bi te société bu nekk am na ay normes ak ay réalité loolu moo am ci société bi léegi bu ko defee dañ koy nëppal ñu daal di koy denc mais ëmb nag ca kaw lay jëm mënatoo ko nëbb de ce fait bu boobaa force nga wax ko mais xam nga lan moo waral loolu yëpp man je pense que ñi nga xamante ne ni dañuy xeex combat viol bi ñu daal di joxe ay sanctions yu metti loolu dañ ci ñëw waaw léegi bu ñu defee tout le temps dañ ci ñëw sanctions yi dinañ ci ñëw sanction pénale yi dañ ci ñëw waaw léegi loolu mooy tax des fois bu la loolu amee maanaam pour yow sanctions yi dafa oyof léegi bu viol amee nag yow da nga koy affaire kii sexe fii Sénégal dafa nekk sujet tabou doo koy bëgg di wax kenn léegi bu ko defee bu amee doo am koo ko mën a waxtaaneel des fois sa yaay bi la sukk jur sax am na nu muy comporter ak yow ba mësula wax ay góor genre affaire yooyu bu ko defee yow ëllëg buñ la sàkkoon rus nga ko koo wax léegi nag bu ñu demee ba ëmb am ci nag loolu mënatul nëbb bu boobaa force nga wax ko loolu la moo tax ñu koy nëbbu Sarata affaire viol léegi dañ gis ne xale yi jigéen daal bu ñu ëmbee ne dañ ma violé woon waaye ñoom ca viol ba duñ ko wax loolu lu tax loolu waaw Anta waxoon na ko peut-être damay relancer waat rek waxaat ci mbir mi mais Anta wax na ko wax na l'essentiel comme nu mu ko waxee Sénégal fii dañoo baaxoo maanaam ci wàllum sutura nañ ko nëbb nañ ko nuppal voilà nañ ko nëppal xam nga donc maanaam dañ ci am kersa daal parce que ñun xale yi dañuy maanaam xaw ma soññ pour ñu dara bu amee nañ ko nëbb na am sutura bu ko kenn yëg. yow bu ñu defee lu bon lu ñaaw doo ko siwal. parce que dañuy naan day sutural sa bopp pour sutural sama bopp. wala sutural pour nit ñi bañ laa xamal. ñu ci bëri loolu moo tax ñuy def yenn yi moo waral nga gis cas bi parce que ñu bëree bëri dañuy nëppal seeni mbir. waaw léegi nañ taxaw affaire de viol damay ñëw jógee gu ma ci yow de. nee nga yenn yi bu dalee xale bu jigéen. ñaanalu ma ko kenn. dañ koy nuppal duñ ko wax. waa léegi yow su fekkee ne loolu dal na la. ci loo xam du sa coobare mu dal la nga ne da nga koy nuppal léegi nag bés boo waree am jëkkër nag benn Massamba Ndiaye jógee fële nag gis jànq bi yaakaar nag jànq la mu ñëw def bugg na jànq la nag léegi nag problème bi ne est-ce que mu problème mënul am foofu mais problème dina am du am mais problème dina am du am ñaari dans tous les sens peut-être que ni moom daf may tennis de table tumpong la may def
peut-être que ni dina am problème wala du am problème loolu ça dépend peut-être ku góor ki bu fekkee bëgg na ku jigéen ki mais y aura un consensus maanaam dinañ toog waxtaan en famille wax ko ni que kii de dañ ko sàkkoon ak ñi ak lii affaire yooyu peut-être que loolu dina am waaw li ñu doon nëbb ñu wax ko ku góor ki du TMS mooy feeñal li nëbbu kon nag mu ngoog jëw nañ ci TMS mu ngi ne la ñu bind fale mooy feeñal li nëbbu tey ñu feeñal li nëbbu de télé bi feeñal li nëbbu léegi noonu ñu waxtaane ko en famille bu dee ku góor ki il est prêt donc ñu takk sëy bi bu dee moom bugg ko ci loolu noonu parce que loolu dañ ko violé mu xaw cee découragé ak ñoom seen mu xool leneen mu xool feneen ba keroog keneen di ko gis di ko takk c'est ça en fait peut-être loolu mooy jublu mooy tax ñu bëri famille sénégalaise bi ñuy def maanaam acte yooyu noonu te alors que ni loolu du solution aussi tam dëgg la bul weer sa bopp mais aussi tamit bu dara amee dañ ciy taxaw maanaam soit nga dem justice ñu taxaw ci parce que am na benn cas bi nga xamante ni benn xale bu ndaw lañ siif ko ku ma xam la yaa ngi di xale bu ndaw ñu siif ko yaa ngi dégg mais loolu problème boobu fan la jógee en fait xam nga duñu ne kooku dafa sol colin bu kii wala léeg-li wala diw parce que affaire bi c'est vague problème sur affaire de violence day jógee côté bu ne d'accord voilà waaw ma ñëw ci jaaji ces histoires de viol là nga xam c'est devenu vraiment récurrent tey nit ki tey bu violé est-ce que tey loolu dañ ko mu war a passer sous silence ne dañuy suturaal tey wala dañ ko war a dénoncer ba société bi xam ne kii maanaam dafa def acte bu criminel la def tey dénoncer ko tey yow tey par exemple tey boo doon situer la responsabilité wala nga bugg maanaam régler ce problème là d'abord maanaam lan ngay prôner d'abord ndax waa ji nga xam dafa violé dañ ko war a vilipender ba ñu xam ne kii def na lu ñaaw wala dañ mun a ne nañ ko suturaal nuppal ko. Bon viol on entend par viol maanaam loo xam ne amul consentement voilà dama dégg mag yi di naan lu baax dañ koy siiwal mais lu bon dañ koy toroxal viol waruñu ko nëppal mais par conséquent gis na dañoo ne ci société boo xamante ni da doon société boo xamante ni dafa agoniseur société boo xamante ni lu mu xamal nit ak bu nit defee erreur sax ñu jàpp féetewu ko ci benn côté bu bon te ŋàññi ko te boo amee sa doom ba kii violé nag non comme dañ ko siif non doyen lu bon kenn du ko nëppal viol dañ kaa war a criminaliser très bien nga def ko ñu wax ko mais dafa am loo xamante ne gis nga dañoo doon ci société parce que des fois société mooy pousser nit mu def loo xamante ne waru ko woon def parce que du dañ la violer rek bon yow nekkatoo jigéen en fait du dañ la violer rek yàqu nga comme kii mu ko wax sànq dafa am ñoo xamante ne dañuy agoniser nit violer nañ ko rek baaxatul loolu nag bu fekkee nitu kersa nga te du viol yaa koy tey mais des fois nga am ko xamante ni moom moo la violé tooñ la mais kooku tamit buñ ko violé tooñ ko ñii dañ naan dafa bon te bu doonee nitu kersa nitu ngor day mën na soo wax loolu ñu koy maanaam société mën nañ ko stigmatiser voilà mën nañ ko c'est ça c'est le mot stigmatisation maanaam société mooy pousser nit muy def yenn yi mais viol dañ ko war a dénoncer parce que baaxul ku violé moom dañu ko war a teg lu metti. D'accord jërëjëf Moustapha. Maintenant je viens maintenant sur toi pour parler des cas de viol. Est-ce que par exemple un violeur tey dañ ko war a passer sous silence wala dañ ko war a maanaam sanctionner weer ko ba xam ne kii vraiment def na acte contre nature maanaam def na acte bu bon bu ñaaw boo xam ne tey dañ ko war a na pointer du doigt tey yéen. jërëjëf Abdou Aziz defe naa ni ci fi nga mujjee laay wax kooku moom dañ ko war a weer ko moom ne fàng mais boo ko weeree weer nga ko jigéen ki de dañ ko war a weer dañ ko war a photo dugal ko ci internet bi ba ñëpp xam ko parce que xam nga lu tax xam nga ab violeur boo dégg souvent rek il est récidiviste wala multirécidiviste def na ko maanaam def na ko waaye yàgg na ko def koo dégg ñu ne violé na rek mas na violé wala defoon na ko defati ko moo tax en général ñu ne bu ñu leen bàyyee après bu ñu leen tëjee ba bàyyi leen ñu ñëwaat ci société bi ñooñu dañu nekk ab poison pour la maanaam poison waaw li ñuy wax ci tubaab on doit les mettre hors d'état de nuire parce que boo leen bàyyee ci société bi
yàgg-yàgg la ñu defoon daañu ko defaat. mu nekk loo xam ne nag lu metti la. lu metti la lu triste la. nee nañ sax viol maanaam crime la. dafa mel ni da nga rey nit. xam nga viol. li ñuy wax c'est tout acte de pénétration de quelque nature. moo xam nga sàkku xale bu jigéen bi te neexu ko wala par surprise wala nga jël sax objet daal di koy dugal ci sexe xale bu jigéen bi. mu nekk loo xam ni Sénégal tey dem nañ ba ne mel na ni comme Afrique du Sud nga xam ne Afrique du Sud 15 secondes bu ñu nekk ñu violé xale bu jigéen. au Sénégal bu ñu lay wax que ci année yi passé année bu daawaati jéeg ñu ne ci année boobu am na 3600 cas de viol. 3600 cas. et puis ci biir 3600 yi presque 560 yëpp ay cas d'inceste lañ. parce que ci biir viol dafa am ñetti xeet. waaw viol bu ñu ko waxee am ñetti xeet. ci biir viol bi mooy s'il n'y a pas de consentement. waaw viol am na te dégg nga ko te neexu ko. waaw. ci biir viol aussi ñu ne am na lu ñuy wax inceste. inceste papa bu tëddee doom. saa su ne ñu gis ko. nijaay bu tëddee. jarbaatam. yooyu yëpp dañ ko dugal ci cas d'inceste. wala ñu ne une affaire de pédophilie nga xam ne souvent moom la ñu gis ci daara yi. xale yi ñu ne la oustaz diw wala sëriñ diw sàkku na ay xale yu góor yu ndaw. ma jox la ci exemple tey soo jëlee dëkk bu mel ni Rufisque foofu zone bu doy waar la am na ci année yële passé ñu génn benn quartier bu ñuy wax am na quartier boo xam ni. waaw bon wala benn quartier la waaw bon ñu teer la c'est pas grave ñu teer la noo rek ñu teer la noo. koo xam ni waaw c'est un nommé Oustaz Wade. parce que tous les pensionnaires de son daara pendant 15 ans ont subi les assauts du maître coranique ku fa mas a jaar pendant 10 ans muy xale bu góor sëriñ bi tëddee la. bi gën a metti nag mooy en 2012 l'affaire de Layine Wilane. Layine Wilane il est de Kaffrine. dafa installé woon ab daaram à Touba c'est quelqu'un qui était très respecté à Touba. moment yooyu Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moo nekkoon. ci jal bi Layine Wilane presque Touba ñëpp moom lañ doon jox seen doom yu jigéen mu leen di jàngal mais ay xale yoo xam ne 5 ans la ñu am ñii 7 ans ñii 10 ans mais temps bi mu def foofu presque jot na sàkku ñaar fukki xale ak juróom. ay xale yoo xam ni ñii 5 ans la ñu am ñii 7 ans la ñu am. mais moment boobu xam nga viol boobu moment boobu kenn criminalisé wu ko woon comme nii. ñu ngi ko jotoon tëj 10 ans parce que ci code pénal bu Sénégal. boo ci ñëwee am na ci boo xam ne 5 ans la wax am na ci boo xam ne 10 ans. 10 ans bi en général mooy bu fekkee ni xale bi mineur la bu fekkee ni inceste la dañuy corser la peine. man nag ma jàpp que ni Sénégal dafa toll ci réew moo xam ni. góor ñu dañu dem ba mel ni comme ay mala. góor ñu baree bari c'est-à-dire c'est pas tout le monde. mais la majeure partie dañu dem ba mel ni comme am mala. mooy maanaam lu la romb rek yaakaar nga war nga xam lan la wootoo. lu la romb rek war nga xam wootoo te gis nga moment bi ñuy proposer affaire criminalisation bi léegi mën nga ci tëdd sa giiru dund mais pour man ça ne règle pas le problème. mën nga ci tëdd sa giiru dund. ça ne règle pas le problème xam nga lu tax. parce que damay jàpp que ni tant que yaa ngi dund saa su ne rek mën nga am grâce pour génn. mën nga tëdd 20 ans ñu gracier la mën nga tëdd 15 ans ñu gracier la mën nga tëdd 30 ans ñu gracier la. tout à fait. mais man am na ay jamono bi Wade nekkee président. daan naa ko même proposer ñu def comme yenn ci réew yi. am na ci réew yoo xam ni am na lu ñuy wax castration chimique. soo ko defee benn yoon defaat ko. da nga koy tekki ci wolof am na piqûre bu ñu lay piqûre. mooy genre tap. waaw piqûre boo xam ne am na piqûre bu am na ci réew yoo xam ne boo defee boo nekkee récidiviste boo ko defee benn yoon defaat ko ñaari yoon. am na piqûre boo xam ne bu ñu ko piqûree yow dootoo nekk góor. da nga nekk ci société bi mais dootoo mënal benn xale bu jigéen dara. mais tant que ñi ngi lay bàyyi sa cër ñi ngi mën parce que viol defe naa ni ku mu dalul daal ku mu dalul sa mbokk wala sa doom wala yow xale bu jigéen bi mais man gis naa xale bu jigéen boo xam ni instant bi xam naa ko bu baax
suy sangu ci douche bi mën na sangu lu mot 20 fois wala 30 fois ci même minute bi. parce que dem na ba jàpp ni yaramam dafa tax. maanaam dafa genre cauchemar. parce que mais mën naa la ci citer ay exemples. d'accord dinañ ci ñëwaat Moustapha donc on me fait signe que le temps qui nous était imparti vraiment est largement dépassé je crois que dañuy ñëwaat prochain petit matin on va encore duggaat xuusaat ci thème parce que foofu buñ ci ñëwee sax ci yeneen yi ngay wax. waaw yeneen yi buñ ci ñëwee. waaw dinaa la wax sax tey. waaw ñii def viol à cause de pratiques mystiques. voilà très bien yooyu yëpp dafay am waaw mais aussi la part de responsabilité aussi de certaines filles aussi de par leur comportement ça aussi il faut ñu ñëw ci bu ñu ci ñëwaatee aussi voilà très bien dinaa la wax aussi ñi ngi wax viol am na waaw mais est-ce que xam nga tey góor ñu bëree bëri aussi ñi ngi ci prison yi tëdd alors que defuñ sax viol dañ leen ko tuumaal rek très bien moo tax may la dinañ ci ñëw def ñu def benn tour de table rapidement pour tàggu waaw c'est ça am na góor ñu feebar am na jigéen ñu feebar loolu ci affaire piano loolu ma ne ci affaire feebar dañ ci ñëw ci affaire feebar non Moussa nañ ko denc ba prochain ma ne ci feebar boobu non prochain numéro moom la suite am na 320 maladies d'accord yoo xam ne dañ koy wax les déviations sexuelles d'accord dinañ ci ñëw daañu ci dugg d'accord déviation sexuelle dérapage sexuel on y reviendra rapidement ñu tàggoo joxal kii mu tàggoo pour que ja tàggoo rapidement waaw bon doyen émission bi neex na lool am na importance aussi et li mooy njariñ nit booy wax da ngay wax ci loo xamante ni bon mooy yeete ñëpp ñu ciy jariñ di wax aussi miss bi bon parce que kii wax na sànq ni mën nga jóge ci viol am yenn kii problème psychologique ñu koy mastaw aussi di wax ñu koy def nañ ko baax parce que du lu baax aussi xale bu ndaw ngeen yàqal ko carrière am di rafetlu bu baax émission bi di nuyuwaat tamit borom kër gi merci aca Anta looy tàggatoo kontaan bu wér nag ci émission bi parce que ni soxna mois bi ñëpp ko soxla ndax Sénégal moom mooy dund lu metti ndax kenn rek ci Sénégalais kuy dund lu metti ñëpp koy àndandoo ak moom di luwaat ne côté miss bi moom ñuy bàyyi yoon def ci liggéeyam parce que puisque ni bon présumé viol lañu wax nañu bàyyi présumé lañu wax de baax na Sénégal présumé lañu wax chaque jour présumé coow mën na jib ma ne xaaral yow xaaral Sénégal dañuy ne gis lu fang ñu ne présumé waxal yow tëjël waaw Sénégal nag ko xam ko ci diine xam ko ci ngor li ñu xamee rek ñu daal di koy wéyal tonton Aziz kontaan nañu looy tàggatoo yow waaw doyen Aziz lu may tàggatoo mooy que justice soit faite pour toutes ces filles yi nga xamante ni peut-être de ñenn ñi dañ leen sàkku mais nee nañ présumé la présumé woo Sénégal lu ne fang ñu ne présumé meurtre ñu ne présumé meurtre te fekk gis nañ ko ne mu ne fang yow yaa ko fekkee yow yaa ko fekkee affaire baa ngi justice ba pare nga bëgg wax ne waaw moom laay wax mais xale bu jigéen bi wóoru ndax moo ko defam déet moo ko waxal boppam kon xale bu jigéen nga gëm non góor ki question de gëmuma ko de man du ma joxe sama avis ci côté boobu mais dama ne ci lu mu wax ak ci ñeneen ñi nga xamante ni ñëw nañ ci ginnaawam nag ne loolu moo am waa tàggatool yaa ngi dégg loolu laay wax donc man damay ñaan maanaam que justice soit faite et que ni aussi tamit comité d'organisation yi buñ ko mënul dissoudre nañ fexe daal lan ñu koy dissoudre duñ ko dissoudre dañuy yàq xale yi buñ ko mënul dissoudre daal nañ fexe pour jéem a orienter mbir mi parce que am na ñi nga xamante ne ay caay-caay lañu dañuy nekk ci biir géew gi di def n'importe quoi xam nga fekk am na ñi nga xam ne ay innocent lañu wala ay innocente lañu xamuñu lu géej gi di réer donc maa ngi ñaan daal nguur gi ñu jël seen matuwaay xool ñan ñooy nekk ay ci biir comité d'organisation bi wala ñan ñooy diriger comité d'organisation bi ba nga xamante ni dina daal di jaar yoon wala ñu dis Moustapha le mot de la fin waaw le mot de la fin damay rafetlu rek waxtaan bi di jaajëfal suñu mbokku internet yi di wax ci affaire bi ñu ngeen doon commenté léegi ñu bàyyi yoon def liggéeyam très bien mais defe naa ni li ci gën a am importance rek waaw mooy rôle bi nga xam ni les officiers de police judiciaire mooy ceux qui sont chargés de mener les enquêtes préliminaires au niveau des commissariats parce que su acte de viol amee plainte day am te enquête bi war nañ ko mëne mu nekk enquête bu am solo boo xam ni dinañ tirer cette affaire au clair xanaa di nuyu encore waat le PDG de TMS TV di Alaaji Thierno Moulé Sow di ko jox wàccuwaayam di nuyu waajuram di nuyu aussi fans club Thierno Moulé Sow di rafetlu également waxtaan bi Abdou Aziz
jërëjëf mbokku téléspectateurs yi internautes yi tey loolu la ñu indi loon tey ci seen émission thématique bi tey maanaam ñu koy gis Petit Matin ngeen gis ko vraiment en fond d'écran muy émission boo xam ne ni tey dañ ciy wax des faits de société des faits d'actualité nga xam ne ni tey dafay alimenter waxtaan yëpp tey ñu jël ci nag loo xam ne ni tey dégg nañ ko temps yëpp mu def à la une des journaux muy élection Miss boobu nga xam ne tey dafa am lu ci tudd ñu ciy tudd affaire viol dégg ngeen sama naataangoo yu ma fi nekkal vraiment ku nekk en toute liberté nga wax sa xalaat même bu fekkee xalaat yi maanaam bokkul et c'est ça en tout cas la démocratie kenn ku nekk da nga xam li nga xalaat mais li ñu leer daal mooy élection Miss yàgg na fi du tey la am tey am na élection Miss yoo xam ne am na ci ñoo xam ne ni jaar nañ ci tey vraiment defar seen avenir tey am ci njaboot am ci liggéey di ci tedd teg amul benn tâche boo xam ne am nañ ko ci par contre am na ci ñoo xam ne tey dugg nañ ci tey vraiment tey am ci ay taches noires nga xam ne moom moo leen topp donc li may terminer mooy li Moustapha wax moom nee na tey bu nekkoon tey à la place des décideurs du dindi élection Miss mais tey dina ko encadrer ko organiser ko bañ seet des personnes yoo xam ne am nañ une certaine crédibilité sur le plan moral nga xam ne au moins ñoom dinañ mën a encadrer xale yi ba nga xam ne ëllëg dinañ dugg ci élection Miss te duñ exposer xale yi du am dérapage loolu lañ leen indiwoon tey seen thème Petit Matin leen jox rendez-vous nag prochain numéro bi on va continuer maintenant sur les faits de viol lii am cause yi parce que nag dañ ne loo gisee am na cause c'était votre émission Petit Matin on vous donne rendez-vous prochaine fois sur cette même chaîne merci et bonne fin de journée.